asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi di déglu iRadio di seetaan ITV maa ngi leen di nuyu di leen sant tey nag ñu am mbégte di dalal suñu ñaari gan yi kenn ki mooy Khadijatou Dramé Diop nekk juriste environnementaliste madame Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur Diouf. suñu beneen gan bi mooy papa Alioune Badara Paye secrétaire permanent adjoint du comité national ITE ITE nag mooy initiative pour la transparence dans les industries extractives sëñ bi Paye maa ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay sëñ Diouf. tey dañuy waxtaane lu jëm ci wàllu ITE rapport bi nga xamante ne def nañ ko rapport 2019 xaalis bu ci tukkee ci industrie extractive yi bu ma waxee industrie extractive damay daal di lim phosphate zircon calcaire ak ñoom seen bu ñu xoolee rapport bi mën nañ wax ne koppar bu takku moo ci génn maanaam 161 milliards de francs CFA ndax loolu doy na sëñ bi Paye bu ñu xoolee importance yu ñu am ci ay industrie extractive fii ci Sénégal. waaw maa ngi lay gërëm ci laaj bi ndax doon na loo xam ne lu takku la waaye ñun suñu liggéey yemul dong ci xayma ñaata moo tukkee wala ñaata moo dugg ci gaf ak état jógee tukkee ci li nga xam ne mooy industrie extractive wàllu wurus bi ñuy jeex wala zircon beeg wala phosphate yu demee noonu waaye suñu liggéey dafa gën a yaatu loolu ndax dañuy saytu lu jëm ci wàllu nan la ñuy joxe contrat yi nañ koy xaatimee nan la ñuy ndax jaar na ci yoon yooyu yëpp dañ koy saytu ak li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu nan la ñuy géexee mbir mi muy exploitation bi fu mu fal la féetee ci yan dëkk ak li jëm ci wàllu alam bi mooy environnement ak lépp lu jëm tamit ci defin yi nga xam ne defal nañ ko li nga xam ne moom mooy entreprise def nañ ko pour population yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jege muy ay dépenses sociales lañ leen tuddee duppee yooyu doon na loo xam ne tamit mu ngi ci biir rapport gi waaye li nga xam ne moom nga wax sànq muy 161 milliards yi day jëm ci lii nga xam ne góob nañ ko ci mu jëm ci gaf ak état wala mu dugg ci ay prélèvements yoo xam ne ay prélèvement communautaire par exemple CEDEAO ak li nga xam ne mooy UEMOA seeni wàll mu ngi ci biir li jëm ci gaf ak état exactement mu ngi toll ci 147,58 milliards loolu moo jëm ci gaf ak état moo dugg ci biir budget bi li nga xam ne mooy potentiel secteur bi nag maanaam li nga xam ne moom secteur bi loolu la mën a jur yaakaar nañ ne ba léegi am na ay yëgaguñ ci waaw am na loo xam ne desagum na ndax bu ñu xoolee ci gouvernement bi tëral li ñu bees mu tëral depuis ay 2016 mu jëm ci wàllu code minier bi bañ ko tëggaatee ñi yéegal li nga xam ne mooy redevance minière maanaam li ñuy fayeeku ci gannaaw bu entreprise yi jeexee maanaam wurus beeg yu demee noonu daal di koy jébbal aslëf buñ jaayee li nga xam ne moom mooy état loolu doon na loo xam ne ba léegi du ñëpp ñoo yemoo ci mbir mi ndax entreprise yi seen contrat dafa jiitu li nga xam ne moom mooy charte boobu di code minier 2016 kon boog ba léegi bu charte boobu duggagul carrément ñun seetlu nañ ne redevance yi ak li nga xam ne moom mooy payor jooju yeggagul fi mu war a yegg ndax du entreprise yëpp ñoo nekk ci code 2016 waaye ñu ci ëpp ñu ngi ci code 2003 ñenn ñi sax ñu ngi ay code 88 ak yu demee noonu est-ce que yéen a ngi def doxalin yu war pour entreprise yooyu nekk ci code minier 2016 parce que c'est important aussi li nga xam ne mooy doxalin bi mooy ñaax bi ñuy ñaax rek li nga xam ne mooy administration minière ndax dafa am ñaari mbir benn bi li ci njëkk mooy li ñu tuddee clause de stabilisation maanaam bu ñu xaatimee ab contrat diggante état ak li nga xam ne mooy entreprise yi xaatim boobu dafa doon loo xam ne day mujj nekk luy gën a kawe sax charte bu bees muy ñëw ndax dañ naan dañuy teg ay mesures yoo xam ne ay disposition ci biir contrat bi luy wane ni bu amaatee lu yees sax ci biir mbir mi ñoom dañuy continuer di bénéficier wu ci ay avantages yoo xam ne mu ngi woon ci seeni xaatim yu njëkk loolu moo tax du yomb waaye ay waxtaan la ndax négociation dañuy wax c'est la loi des parties maanaam dafa doon loo xam ne ab diisoo la diggante entreprise ak état li nga xam ne mooy état kon boog diisoo yooyu gis nañ ne am na ay succès yenn saay am na entreprise yoo xam ne depuis 2015 ñu ngi fay 5% redevance te fekk na li nga xam ne mooy
charte bu bees bi di code 2016 duggagul woon. kon loolu charte bokk 2016 ñaata la wax. 5% par exemple ci redevance minière bu entreprise yi exploité ay lu demee ni ci zircon wala li nga xam ne moom moo demee ni ki or bi wurus bi. bu fekkee nag ñu ngi exploité li loo xam ne day dem ba ci produit fini maanaam dem ba gën a yokk li nga xam ne mooy njëgu valeur wu li nga xam ne mooy li ñuy géex. calcaire bi dañ koy mujj transformé def ko ciment. loolu day wàññi li nga xam ne mooy njëgu ndax dañuy créer waat beneen chaîne de valeur bu bees maanaam dañuy gën a yokk li nga xam ne mooy ay xëy gën a yokk ay xarala moo tax ñu leen di may loolee lu jëmee ni tamit ci acide phosphorique loolu dañuy toll ci ay 2%. lañ leen di fayloo redevance ndax dañ leen di encourager tamit pour transformation bi. ñi mën koo def sur place def ko ci biir réew mi. ndax loolu day yokk xëy day yokk xarala day yokk mënin te day yokk tamit li nga xam ne mooy koom réew mi. bu ñu seetloo. est-ce que mën nañ xam ndax dafa am échéance boo xamante ne entreprise yu nekkagul dans les normes dinañ ci yegg maanaam. D'ici 2022 wala boog d'ici 2023 entreprise yëpp dinañ nekk aux normes. entreprise yi yemoowuñu ci wàll boobu ndax am na ñoo xam ne dañoo am contrat yoo xam ne day mot 15 ans ñenn ñi 25 ans am na ñoo xam ne dañuy dem fii ba 2033. bu ñu nanguwul bàyyi dara njëkk boo xam ne état ñaan na leen ko. dañuy continuer di nekk ci seen avantage yu ñu amoon kon ñoom ñëpp yemoowuñu mais boo xoolee ñu ci ëpp. ñu ngi ci horizon bi nii 2021 2025 ci foofu la toll nii ñi nga xam ne ñooy ay entreprises yu mag. yoo xam ne yenn avantages fiscaux yi sax ci wàllu exonération ci pàcc boobu ñu ngi ciy waaj a toll mais am na ñoo xam ne boo xoolee dem nañ ba ay 2023 ñi 2040 waaye yemoo ñu. waaye li ci ëpp solo mooy waxtaan gi nga xam ne moom la ministère des mines ak li nga xam ne mooy services yi wala amal li nga xam ne mooy ak entreprises yi. te entreprises yi boo xoolee. am nañ kuréel yoo xam ne ñoo ngi leen moo leen toogal di leen xelal yenn saay tamit ñi ànd di xàccandoo dóorandoo. donc administration bi tamit ñoom tamit seen wàll dañoo war a di mbooloo di xàccandoo di dóorandoo moo xam ci wàllu environnement la ci wàllu sàmm alam bi moo xam ci wàllu ñi yore wàllu lempo la moo xam ñi yore ci wàllu mine nga xam ne seen secteur la. ñoom ñëpp dañoo war a di xool di saytu mbir mi bu baax. di ko càmbar di xool fan lañ mën a jaar ngir yokk koomu li nga xam ne mooy Sénégal ndax jamono ju ñu toll nii. dafa doon jamono joo xam ne dañ naan dañoo changer paradigme maanaam bu fekkoon dañuy yaakaaroon dañoo changer doxalin ndax bu ñu yaakaaroon ne li nga xam ne mooy aide au développement mooy li nga xam ne moom la ñuy jeexee bitim réew ci wàllu li ñuy lebal ak yu demee noonu. pour financer suñu économie jamono ji dañuy. privilégié li nga xam ne mooy mobilisation intérieure des ressources internes des ressources domestiques maanaam dañuy gën a dëgëral suñu taxawaay xool nan la ñu mën a juree li ëpp li nga xam ne moom lañ daan jël ci nga xam ne moom mooy xaalis bi wala alal bi jóge ci wàllu secteur yëpp la concerné waaye stratégie ci wàllu ressources naturelles dafa doon loo xam ne dañoo gis ne Sénégal de plus en plus dafa am position boo xam ne am na lu yaakaarlu loo xam ne askan wi ñu ngi koy xaar kon bokk dafa doon loo xam ne ñun tamit dañoo war a dëgëral suñu taxawaay ci wàllu leeral lépp ndax loolu moo jubluwaay ITIE bu ñu ne initiative pour la transparence dans les industries extractives day leeral te tamit ñiy ñaax li nga xam ne moom mooy ñiy ŋànk mbir mi muy état muy entreprise yi ñiy jébbalaat li nga xam ne mooy information yi ak li nga xam ne mooy doxalin bi di ko gën a sellal ñeel li nga xam ne moom mooy li ñu wax les ressources appartiennent au peuple maanaam askan wi moom li nga xam ne mooy alal gi. foofu sax dinaa ci delluwaat ak yow dinaa delluwaat itam ci le nombre d'entreprises bi nga xamante ne ñoo concerné wala ñoo existé fii ci Sénégal en termes d'exploitation itam ak kañ la ñuy jot vitesse de croisière yi parce que benn année nekkoon nañ ci ay 100 et quelques milliards 106 wala su ma juumul 111 léegi ñu ngi ci 161 milliards bëgg naa xam après kañ la ñuy jot vitesse de croisière boobu ma jox kàddu gi rek ki nga xamante ne mooy madame Khadijatou Dramé Diop nekk juriste et environnementaliste madame Diop ci wàllu environnement ak wàllu côté judiciaire bi juridique bi pardon la ñuy xaar sa intervention côté juridique bi ak côté environnement naka ngeen di toppee liggéeyu ITIE. jërëjëf Antoine ci laaj bi loolu am na solo
parce que ma commencé que ne ITIE dañu nekk benn comité national boo xam ne ñun ñooy saytu wàllu lépp li nga xam ne moom la Alioune Badara Paye wax sànq. te ci comité boobu administration mi ngi ci. secteur privé mi ngi ci. société civile également mi ngi ci. pour wàllu administration ñi nga xam ne ñëpp secteur extractif concerné na leen ñoom ñoo ci nekk. notamment ministère de l'environnement. léegi ministère de l'environnement ñun lan mooy sunu rôle. par rapport ak comité national ITIE. ITIE dañuy wax surtout par rapport ak norme bu bees mi mooy la norme de 2019. dafa am de nouvelles exigence 6 boo xam ne dañu war a leeral lépp li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu environnement. parce que ñëpp xam nañ ne société extractive yi. dañu am benn njeexital ci environnement. pollution bu mag la ñuy gis ci yenn secteurs yi. dafa nekk pollution dafa nekk également ci wàll yàqum gàncax gi. des fois parce que pour nga exploiter di nga gor ay garab pour nga exploiter des fois di nga utiliser ay produits yoo xam ne dafay ànd ak tooke ak leneen ak leneen ak leneen. muy ci wàll mine bi muy ci wàll pétrole bi tamit. léegi pour environnement ñun suñu wàll mooy. ñu publier parce que on parle de la transparence lan la entreprise extractive yi du dugal ci gafaga état bi. environnement aussi da ci am wàll parce que ñun environnement dañuy collecter ay taxes yoo xam ne après trésor public la jëm mooy taxe superficielle mooy li nga xam ne dañ koy nattu ci wàll li nga xam ne moom la entreprise bi occupé ci suuf si. taxe à la pollution. te loolu at bu nekk ngeen koy def. waaw loolu at bu nekk mën nañ ko xayma ci ñaata. ci 2019. mën nañu xayma li nga xam ne entreprise bi mi ngi ko dugal ci gafaga ci wàllu environnement mi ngi toll ci 443 millions 157 millions 295 mille. mënul woon a ëpp noonu. waroon na ko mën a ëpp. parce que comme ni ko Alioune Badara waxee sànq pour exercice 2019 bi jàpp na ne 161 milliards moom moo dugg ci gafaga état. kon bu dee environnement dépense environnementale nii la toll léegi boo ko saytoo mooy 0,44 milliards loolu matul sax 1 milliard. kon mu won ne la tuuti na par rapport ak tooke bi nga xam ne secteur extractif mi ngi koy def ci environnement. léegi mieux encore par rapport à la norme parce que ñun environnement depuis 2013 ñun ñi ngi topp ñi ngi wax ñaata chaque année rapport bu nekk dina publier taxe yi nga xam ne muy taxe superficielle taxe à la pollution muy taxe d'abattage muy yenn appui yi nga xam ne également sociétés yi dañ koy dugal ci gafaga état ci wàllu environnement mais particularité bi par rapport ak ren mooy norme 2019 mooy que dañu war a saytu impact bi. parce que impact bi boo demee par exemple ci région minière yi. région bu mel ni Kédougou région bu mel ni Thiès nga dem ci àll bi da ngay gis ne njeexital bi jéggi na doy na waar. parce que dañuy bàyyi ay kàmb yoo xam ne lu nekk mën na ci xaj. surtout bu tawee. waa cas de noyade mën na si nekk. waaw ensuite les maladies pulmonaires. waaw boo jëlee Diack carrière yooyu. léegi wala Nguñaan ñoom seen. normalement. au fur et à mesure que exploitation bi dem dañu war a def li ñuy wax réhabilitation. réhabilitation bu ñu ko mën a tënkee mooy ñu jéem a delloo li fa nekkoon avant exploitation bi wala même bu ñu ko mënta delloo également ñu def de telle sorte que lañ fay bàyyi du gaañ kenn. année bii nag 2019. environnement ñun dinañu taxaw ci loolu ak ci dans le cadre du comité national ITIE dinañu mëne benn étude boo xam ne dina firndeel. impact réel bi nga xam ne moom la secteur extractif di def ci wàllu environnement. loolu mën naa ne ci tënk environnement ñun loolu. waaw environnement wax nga côté agriculture bi parce que am na zone yoo xamante ne bëri na sax coow su ma jëlee Casamance ak exploitation zircon problème yooyu yëpp naka ngeen koy gérer ci wàllu environnement. waaw ci wàllu environnement nan lañ koy gérer mooy environnement dafa nekk loo xam ne dafay nekk à chaque fois benn kuréel. parce que bu dee dañoo war a teg benn projet minier dañuy def ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. pour xool impact projet bi ci environnement bi ci ressource naturelle bi xool également est-ce que population yi gis nañ ci seen bopp. léegi dañ nekk benn comité boo xam ne dañ koy mettre en place benn comité de validation des études d'impact environnemental. te comité boobu bu ñu saytoo dañuy xool est-ce que projet bi mën na fa nekk walla mënu fa nekk. en même temps également population yi dañuy dem vers elle à travers les audiences publiques pour également taataan ci ñoom lan la ñu xalaat ci projet bi. à chaque fois bu projet ñëwee environnement
dañ koy jéem a xool dañ koy jéem a saytu ak yeneen administration yi nga xam ne concerné nañ ak population yi également. mais madame Diop. da ngeen di def étude d'impact environnemental. def ay audience publique comme ni nga ko waxee. loolu yëpp c'est bien beau mais après du am suivi parce que gis nañ zone yoo xamante ne c'est des zones minières population yi chaque jour ñuy ñaxtu ci seen wér-gu-yaram ci seen disons mbéy mi day ciy am impact yooyu yëpp. Mais ça, c'est des problèmes réels aussi qu'il faudrait régler, non? C'est des problèmes réels. C'est des problèmes réels, effectivement. Dinañu ko régler parce que y a ce qu'on appelle le suivi des plans de gestion environnementale parce que projet minier wala projet pétrolier bu ñu defee seen étude d'impact ba pare dañuy jàbbal benn rapport avec un PGS. Document boobu par exemple mooy wone ñoom nan la ñuy def ba nga xam ne engagement yi ñu jël dinañ ko respecter ci loo xam ne day dem ci protection de l'environnement dem ci li nga xam ne dañuy jël en compte préoccupation population yi. Y a ce qu'on appelle le suivi. Suivi boobu ministère de l'environnement dañ koy def ak en collaboration avec les autres structures yi nga xam ne moom la mbir mi concerné am na problème effectivement parce que aussi des fois dañuy confronter ak ay difficultés ressources humaines yi également. Parce que mën nañ ne ressources humaines yi des na pour suivi bi mais li intéressant avec la norme ITIE de 2019 wax naa ko sànq c'est la transparence environnementale te loolu dañ koy topp ba mu sës. moo tax ñun ba ñuy réviser le code de l'environnement ñu ngi koy réviser c'est en cours de révision ñun tenir nañ en compte la nouvelle exigence de l'ITIE sur la transparence léegi lan la ñu wax dañu ne plan de gestion environnementale yi léegi dañ koy publier dañ koy mettre en ligne rapport de suivi également dañ koy mettre en ligne te loolu bu ñu ko defee dina permettre population yi ñoom ñuy suivre yan engagement la société yi jëloon auprès de ñoom ak auprès de l'État fan lañ ci toll dina tax également société yi gën a góorgóorlu parce que bu la wóoree ne yow lii boo ko defee ñu siiwal la yow di nga xoolaat sa toogin. di nga xoolaat sa toogin mais population amuñu moyen de pression wala bokk amuñu doole boo xamante ne mën nañ obliger yooyu société ñu def li nga xamante ne mooy seen engagement ñu respecter seen engagement est-ce que foofu état bi warul tam jël si état bi dina jël ay mesures comme ni ma la ko waxee léegi jël ay mesures parce que c'est important aussi c'est important c'est très important état bi dina jël ay mesures parce que comme ni ma la ko waxee rek parce que code loi dafay dox code de l'environnement bi 2001 ba 2020 lu bari xew nañ ci gis nañ difficulté yi def nañ évaluation yi mais yooyu noonu yëpp projet de code de l'environnement bi tënk na ko yan mesure la état di jël par exemple bu dee société bi publié wul yan mesure la état bi di jël bu dee société bi deful réhabilitation yan mesure la état bi di jël bu dee société bi alimenté wul le fonds de réhabilitation aussi parce que y a un fonds de réhabilitation boo xam ne société yi dañ ko war a alimenter fonds de réhabilitation boobu. fan lañ ko loger. À la caisse des dépôts et consignations. foofu lañ ko loger mais pour le moment. fonds bi amagul dara. depuis 2009 lañ ko mettre. depuis 2009 ba léegi fonds bi amul dara. te entreprise yaa ngi kon ne di exploiter. parce que normalement loolu est-ce que dafa nga ne yoon la. loolu ñoo ngi ci taxawal benn waxtaan. projet de code de l'environnement prendre naka en compte. ministère de l'environnement ministère des mines ak ministère des finances également à travers la caisse instant yi ñi ngi waxtaan ci loolu pour xool nan la ñuy yan mesure la ñuy jël quand même. pour fonds boobu. ñu mën ko opérationnaliser. Très bien ku wax ITIE wax transparence Papa Alioune Badara Paye rapport bi ñaata société la concerné parce que c'est important aussi sama beneen laaj bi mooy vitesse de croisière bi kañ ngeen koy jot ñaata société d'ici 2020 25 2023 seen objectif mooy ñu am tant de sociétés comme ça Sénégal mën ci tirer profit ci disons ressources minérales parce que c'est important. waaw boo xoolee limu société yi amul solo trop li ñu ëppal solo mooy li génn ci suuf si buñ ko jeexee ba pare ñi mën a gis jeexintal ju rafet. ju am solo. lu tax limu société amul solo parce que société bu ñuy gan di bëri xaalis bi gan di yokku. demewul noonu nag. demewul noonu parce que boo xoolee bu ñu xoolee ci rapport gi. concerné na lu toll ci
12 sociétés minières fukk ak ñaar ci société pétrolière société pétrolière yi concerne na lu toll ci 329 sociétés minières et personnes physiques yoo xam ne am nañ ay autorisation par exemple ñu nekk ci artisanat bi exploitation artisanale ak yooyu donc am na ñetti téeméer yoo xam ne ak lu topp yu nekk ci biir secteur minier waaye bu ñu xoolee ñooñu 26 rek maanaam ñaar fukk ak juróom-benn ñoo xam ne 99% liy tukkee ci koom ci wàllu ci ñoom lay jóge donc gis nga 26 néew na lool ci 300 et quelques moo tax ma ne li mu société yi doonu loo xam ne ba ëppal nañu solo ndax lan mooy problème société yooyu c'est comme informel bi rek boo gisee am na ñoo xam ne économie Sénégal dañ naan la informel bee ko yor waaye doo leen mës a gis ñi fay tax mais kon un secteur à réorganiser ndax boo xoolee ñu ngi koy réorganiser boo xoolee depuis 2014 jël nañ ay lu jëmee ni ci wàllu arrêté ay ndogal yoo xam ne c'était pour organiser waat secteur orpaillage artisanat mettre en place ay comptoirs d'achat des métaux et cetera ndax am na xayma bu nga xam ne ANSD defoon na ko en 2017 di wane ne am na koom yu toll ci ay milliards yu jóge ci li nga xam ne mooy wàllu artisanat waaye ñoom doonu ñoo xam ne dañuy toog benn place boo demee ci li ñu tuddee juraay yi mooy site d'orpaillage yi ci Kédougou fii dañuy tukkee tey Bantako ñu jóge foofu dem Tenkoto ñu jóge fii dem Tomboronkoto jóge fii dem Badian jóge fii dem jëm Xosanto dem Xarxayna dafa bokk Diabougou et cetera. te loolu daf leen di dikkal yéen. parce que ñoom fu nga xam ne moom la jafe-jafe ci wàllu taxe. boo ñun du ñun directement ñooy collecter taxes yi. ndax service état yaa ngi fi. lu rawatina service régional des mines ñoom ñooy nekk ci terrain bi. waaye di topp di saytu mbir moom waaye li ci lu ñuy problème bi ñu am mooy. Remontée d'information parce que ñoom bu ñu amul information bi te xamuñu ñaata la ñooñu li ñu góob xamuñu ci ban lim la toll duñ leen mën a sax taxé ndax boo xoolee principe bi daanaka déclaration la après vérification ñooñu nag as tuut bu ñuy fay mooy bu ñuy jënd carte d'orpaillage dinañ fay as tuut 50 000 defe naa ci la toll ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci petite mine nekk ci ay exploitation yu gën a ndaw yore ay autorisation carrière ak yooyu ñooñ boo xoolee yenn saa yi dinañ toog ab diir duñu exploiter wala ñi nekk di ut partenaire loolu boo xoolee moo tax sax code bu minier bu bees bi ñëw na teg ay tëralin yu bees ne leen may nañ leen ab 6 mois ba 2 ans pour yenn exploitation yi ne leen may nañ leen boo leen gisee boo leen jeexee ba gis boo leen waree entrer en exploitation may nañ la ab diir tamit boo leen ko deful rek am na ay pénalités yoo xam ne dina tegu seen kaw loolu dafa doon loo xam ne pour décourager justement nit ñi di jël ay permis di def ay spéculation waaye ba léegi maanaam di ko jaayaat wala di doon ñoo xam dañuy toog di xaar ay partenaires ñëw jàppale leen te ñoom ci njalbeen xam nañ ne mënuñu exploiter wala yenn saa yi mu nekk sax exploitation boo xam ne c'est carrément illégal am na yoo xam ne amuñu sax permis waaye dañuy dem ci ay barab di fa tàmbali di exploiter moo xam suuf la moo xam lu munti doon yooyu yëpp dafa doon loo xam ne mu ngi xew waaye comme ni mu ko waxee sànq yenn saa yi administration ci biir région yi rawatina day xaw a manqué ay jumtuwaay yoo xam ne dinañ mën a topp saytu lépp luy xew ci biir région yi di xew ci biir gox-goxaat yi donc dooleel leen day doon loo xam ne lu am solo la ngir li nga xam ne moom nga doon mbébét sànq maanaam bu société yi di yokk alal bi di yokk loolu mën a ne bu sinon fu ñu toll nii mooy daanaka mais day fekk ñu gën a organiser secteur bi waaw ñu loolu moom boo xoolee ndogal yi ñu jël ci sens boobu lay dem organiser waat secteur bi waaye ndogal boo jël rek dafa am yenn saay coût humain ak logistique maanaam dafa am taxawaay boo xam ne ci wàllu ay nit yuy seetu dañ leen war a dolli effectif yi waaye tamit li nga xam ne mooy moyen bu fekkoon waa ji ab benn oto la yoroon mu nekk chef de service régional xëy na danañ ko dooleel mu amaat beneen technicien bu koy mën a jàppale ngir ñii mën a saytu alam bi waaye beneen mbir mi tamit bu ci xam ne moom la administration mën a gagner mooy il faut que ñiy def ay brigade di jéem a mutualiser bu fekkee waa eaux et forêt ñoom xëy na ñoo ëppale ay moyens ci biir région bi il faut que waa mine di bootu seen ginnaaw bu ñuy génn ñi ànd ak ñoom c'est que dinañ mën a régler waat problème mu alam bi
di régler waale en même temps problème mu mine. ndax boo xoolee dafa doon loo xam ne ay mbir yu lëkkaloo la. yooyu dafa doon loo xam ne mën na doon ay astuce ngir optimiser maanaam ngir gën a yaxanal waaye ci mujjantal ga dañoo war a dëgëral suñu administration seen i moyens. rawatina pour mën a saytu secteur bi. mais ci wàllu secteur bi ban zone moo gën a am ay jafe-jafe parce que damay dégg ñu bëri ñuy wax Sabodola. boo xoolee itam région de Thiès bëri na ci ay jafe-jafe parce que Thiès aussi est une grande région minière. effectivement Thiès moom mooy première région minière bu Sénégal. ndax boo xoolee depuis année 46 ñu ngi fay exploiter déjà waa Taïba Lam-Lam phosphate bi. donc loolu dafa doon loo xam ne ab histoire seen wàllu taarix rek doon na loo xam ne ñoom ñoo jiitu ci mbir yi. Sabodala nag ba mu xewee yàggul. waaye koom bi ak li nga xam ne mooy wurus. ni ko nit ñi gëdd buñ ko jox moo tax cool yi bari te li nga xam ne moom mooy lu jëm ci wàllu alam bi ak li jëm ci wàllu infrastructure daf boo xoolee dañoo ériger li nga xam ne mooy région Kédougou yàggul dara ñi def ko ab région kon boog loolu day doon loo xam ne mbébét yi day gën a yokk jëm ci population bi waaye li nga xam ne moom mooy société yi ñoom li ñu war a fay dinaa ñëw particulièrement ci kaw ICS li nga xam ne moom mooy yeneen sociétés yi moo xam waa Jogola moo xam waa Sabodola moo xam waa Mako PMC ñoom dañoo doon loo xam ne bu ñu xoolee seen wàllu contrat ak li nga xam ne moom la ñuy jébbal li nga xam ne mooy ci gaf ak état li ci dugg boo xoolee di nga xam ne lii doon na loo xam ne méngoo nag ak sart yi nekkoon ci biir contrat bi waaye li askan bi di gën a laaj mooy nañ am ay plan de développement yoo xam ne dinañ ko mën a financer mu doon loo xam ne dina gën a am solo ci biir seen dund dina am jeexintal ci dund ci seen dund dina am li nga xam ne mooy jeexintal tam ci alam bi ngir sàmm ko loolu dafa doon loo xam ne mbébét bu légitime la te loolu service étatique ñu ngi ciy liggéey defe naa loolu dina doon loo xam ne dina mën a taxaw ndax tëral nañ ci biir code de code minier 2016 li nga xam ne moom mooy fonds d'appui au développement local mu dolleeku ci fonds de péréquation ndax loolu yëpp dañ ko def ngir mën a delloo aslëf ci li ñuy tudd sànq mu jëm ci 100 et quelques milliards yu dugg ci gaf ak état ñi jébbal aslëf li nga xam ne moom mooy population yooyu ngir mën a gën a ñoŋal seen nekkin bokk ci li nga tamit moom mooy yenn saay sooxel koomu gox-goxaat yooyu mooy état buy exonéré day exonéré waale li nga xam ne moo jëm ci li ñu tuddee impôts locaux yi moo xam patente bi moo léegi contribution économique locale moo xam contribution foncière rek yu demee noonu loolu dafa doon loo xam ne taxawaay boobu dañ ko war a saytuwaat xam ni li nga xam ne mooy kii yooyu population yooyu bu exploitation bi di tàmbali dañuy doon seen population day gën a yokk kon li nga xam ne mooy seen soxla ci wàllu infrastructure day gën di yokk mais boobu nag collectivité locale moo war a intervenir te collectivité locale yi lu ñuy jot ci ay koppar forcément duñ ko injecté waat pour développement population yi. li tax nag mooy fi ñuy war a tàmbale mooy ci biir contrat bi bu ñu exonéré lépp ndax collectivité territoriale bu ñu xaymaa li nga xam ne mooy li dugg ci gaf ak état ñoom daanaka 2,140 et quelques millions lañ ci jot directement muy impôts locaux ndax entreprise yi ñi ci ëpp dañ leen exonéré kon boog ci ba exonéré leen taxe yi nga xam ne ay taxes locales lañ ay impôts locaux lañ donc loolu dafa doon loo xam ne dañ ko war a seetuwaat gën leen dooleel boo xoolee fonds d'appui au développement local 0,5% chiffre d'affaires bi ñun bañ ko xaymaa gis nañ ne ci 5 milliards la war a toll mais boo xoolee fonds bi ba léegi entreprise dañ laan leen déedéet ñun suñuy contrat waxul woon waxu fonds boobu kon boog duñ ci mën a artu duñ ci mën a ànd ndax jamono jii ñun ñu ngi ci code bu njëkk bi muy 2003 wala 428 kon boog lii mënuñ ko appliquer waaye waxtaan bi il faut ñu jëmale ci wàllu boobu te gis nañ ne ci gox bu demee ni que Mboro par exemple. waaw Mboro parce que yow wax nga ICS est-ce que ICS dafa nekk un cas atypique un cas particulier parce que ICS seen situation fu mu toll nii mooy boo xoolee seen contribution ci biir rapport gi contribution indirecte la ndax li nga xam ne mooy retenue à la source ci ñi fay liggéey maanaam di verser seeni impôts sur les salaires ak yu demee noonu yooyu mooy essentiel mooy li ëpp ci li ñuy contribuer donc ci loolu la yem ak ci cotisation yi def IPRES ak li nga xam ne mooy caisse de sécurité sociale redevance minière duñ ko fay alors que boo xoolee ci code minier mooy 88 bi leen tënk ñi renouveler waat seen concession ci 2003 ci article boo ci dem muy wax ci wàllu redevance minière danaan leen redevance minière ne peut faire l'objet d'aucune exonération donc redevance minière
ala kulli xaal da nga koy fay. ndax day remplacer wala day dàmp état ci li muy ñàkk ci lu jëm ci biir liy jóge ci suuf si te nga xam ne dootul meññaat. ndax li nga xam ne lu dem moom jeex ressource waaw lu ressource dem moom non jeex renouvelable voilà. la moo tax compensation la kon boog loolu état mënu ci benn yoon doon loo xam ne da ci mën a ñàkk kon te loolu alal ju bari la ICS du ko fay te dafa doon loo xam ne boo ko xayma fii ñu ngi toll ci ay 100 milliards très bien depuis jamono ji nga xam ne ñoom depuis buñ ko prendre rek ay 2001 nga xam ne doon na loo xam ne ñoom war nañ ko fay ala ko très bien Khadijatou Diop bu ñu xoolee cadre juridique bi est-ce que c'est un bon cadre un très bon cadre wala c'est un cadre à améliorer du point de vue environnemental cadre juridique bi waaw c'est un cadre à améliorer dañ ko war a gën a ñoŋalaat parce que tamit réew day dox réew buy dox texte yi dañu war a ànd ak moom comme ni ma ko rappelé sànq code de l'environnement moom moo fi nekk code de l'environnement 2001 la woon de 2001 à 2020 léegi mu mot ñaar fukki at te lu bari xew na ci bi ñu amee taxaw seetlu également gis nañ ne am na pàcc yoo xam ne code 2001 bi jëlu ko woon en charge moo tax ñu ne dañ koy réviser waat biñ koy réviser point yu bari tënk nañ ko ci biir comme wàllum réhabilitation bi par exemple heureusement que avec code minier de 2003 bi wax nañ réhabilitation am na benn décret de 2009 boo xam ne également moom moo institué le fonds de réhabilitation mais code de l'environnement bu 2001 bi moom waxul ci wàllu réhabilitation waxul ci wàllu fonds de réhabilitation mais avec kooku dañoo fàtte woon complètement non fàttewuñ ko woon parce que lépp dañ ko tënk ci biir étude d'impact environnemental parce que réhabilitation également poñ la ci étude d'impact environnemental parce que boo defee sa étude d'impact ba mu pare document bi nga xam ne da nga koy tënk bu dee secteur minier nga dafa war a am benn plan de réhabilitation foofu lañ ko tënk waaw waxuñ ko mais du caagan ne bàyyiwuñ ci xel mais code minier moom moo ko fësaloon en 2003 ak fonds décret 2009 bi mais avec projet de code bi inscrire nañ ko ci réhabilitation état bi prévoir na ci projet de code bi un audit tous les 2 ans pour la réhabilitation parce que tamit bu ñu nee réhabilitation dañ ko war a saytu nga ne entreprise bi yow tous les 2 ans dañ ñu war a présenter benn rapport léegi ñu xam yow sa réhabilitation lan la def fan la toll ak ñun yan mesure la ñuy jël ci wàllu boobu beneen poñ bi nga xam ne code de l'environnement amélioré na ko mooy secteur extractif artisanal mooy orpaillage comme ni ko Alioune Badara waxee sànq parce que mën nañ ne orpaillage moom tamit beneen problème la orpaillage li ñuy andi ci dégâts dafa bëri ci wàllu environnement bëri na dañuy gas dañuy utiliser ay produits chimiques yoo xam ne dafa dangereux peut-être que ñoom ñi koy utiliser sax xamuñu ko. est-ce que def ngeen sensibilisation côté boobu. si ñi ngi def ay sensibilisation ñi ngi def ay sensibilisation mais li ñuy wax naan nature humaine nit dafa dëgër bopp tant que ñoom ñu ngi ciy gis seen bopp te peut-être gisaguñu tooke bi directement duñu bàyyi dañuy utiliser produit yoo xam ne dafa am tooke muy mercure muy cyanure moom la suñu mbokku orpailleurs yi di utiliser léegi ci projet de code de l'environnement bi jël nañ en charge loolu noonu yëpp def nañ ci ay propositions peut-être que ci beneen émission bu ñu ko kii bi mayee dinañu fi ñëwaat gën a toj projet de code bi yan innovation lañ ci apporter beneen wàll bi am solo ci cadre juridique bi li ñu nekk nii di améliorer mooy le secteur pétrogazier parce que découverte yi en offshore mooy ci biir géej gi c'est récent projet de code bi également te am na itam benn kuréel nappkat yi naan bon dañuy ragal lii buñ ko exploiter suñu activité yëpp ay taxaw suñu activité yëpp dañuy taxaw loolu tamit code de l'environnement andi na ci ay pàcc yu am solo ci secteur extractif bi nan la ñu war a def pour nga xam ne dinañu exploiter duñu gaañ suñu mbokk nappkat yi damay ñëwaat damay àbb ay propos Alioune Badara Paye des fois suñu mbokk nappkat yi dañu naan pétrole bi bu ñu ko commencé exploiter jën dootul am géej gi dootul am ndawal pourtant Mauritanie
ñoom ñoo ñu njëkk a def découverte te pourtant suñu pêcheurs yi ñu ci bëri mais Mauritanie la ñuy dem di nappi kon Mauritanie ñoom ñi ngi concilier. pourquoi ñu ngi concilier les deux. ñu ngi continuer di am jën ñu ngi continuer di exploiter. kon Sénégal wax dëgg yàlla bu ci société pétrolière yi jàppee état bi jàpp ci mën nañu exploiter ba pare du am njeexital. du am am ngaañ mais boo gisee xëy na nappkat yi di waxe noonu. dama jàpp ne ci sama gis-gis bu gàtt de xëy na. communication bu ci waroon moo ci amagul wala boog da ngeen yéegagul ci fànn googu. non ñu ngi communiquer comme ni ma ko waxee sànq étude d'impact à chaque fois population yi dañ ci am wàll. parce que bu ñu nee étude d'impact dafa am 2 niveaux de validation il y a une validation technique par administration il y a une validation sociale pour ñu xool acceptabilité projet bi. audience publique yooyu dañ koy def est-ce que da ngeen di jël en compte réellement avis population yi parce que man mënuma comprendre ngeen di jël en compte avis population yi te bu ñu commencé di exploiter problème am wala boog non respect des engagements moo fa am côté boobu exploitation commencé gul non man je parle de façon générale bu ñuy def étude d'impact environnemental recueillir avis askan wi waxtaan ak ñoom soit ñoom dañ leen dégluwul wala boog engagement yi ñu société yi jël moom lañu respecté wul. si loolu côté boobu comme ni ma ko waxee sànq état day def suivi. à chaque fois état dafay def suivi à chaque fois mais comme ni ñu ko waxee sànq. des fois dañuy ko état matalewul. côté ressources humaines pour ñu def suivi boobu moo tax ci révision code bi mesure yooyu noonu yëpp tënk nañ ci pour xool nan la ñu koy améliorer. il peut y arriver des fois aussi am na yenn projet yoo xam ne du ma wax projet bii la wala projet bii la mu am ay revendications yoo xam ne des fois qui n'ont rien à voir avec l'impact environnemental des fois dafay am waaw des fois dafay am projet mën na ñëw population bi bëgguñu ko xam nga loolu tamit état mënu ci dara te en terme ñun li ñu saytu ñun au niveau de l'environnement mooy l'impact environnemental boo gisee ne projet bi du point de vue environnement amul benn njeexital wala njeexital yi en tout cas mën nañu ko xool nan la ñu koy contrôler te projet bi également du am ngaañ ci population yi loolu rapport bi mën nañu bàyyi mu jàll mais des fois aussi population yi mën nañu am raison aussi te en général bu population yi amee raison ci yenn projet yi du jàll parce que am na projet yoo xam ne fii tamit population yi ñoo ci teg seen tànk ne projet bi du jàll des fois population yi bu ñu taxawee ne projet bi du jàll parce que quoi qu'on dise également ñoom ñooy les premiers impactés des projets. Et parfois nag du ñu comprendre itam importance bi ak enjeu projet. C'est ça du ñu comprendre importance moo tax mais pas toujours. moo tax à chaque fois ñun appel bi ñuy lancer population yi mooy bu dee projet mi ngi ñëw ci dëkk dañu war a wut ay experts ñoom tamit ñoo xam ne dañ leen di expliquer lan mooy enjeu yi loolu tamit population yi collectivités territoriales yi war nañ ci dox am ay experts ñu expliquer leen projet bi kii yi la mën a andi opportunité yi la mën a andi njeexital yi la mën a mais day fekk itam ñu associer collectivité territoriale yooyu ñu mën a def liggéey boobu le travail de sensibilisation dañ leen di associer parce que en général boo demee ci audience publique yi autorité administrative bi la représentant de l'État gouverneurs yi ak collectivités territoriales yi parce que collectivités territoriales yi ñoom ñooy porte d'entrée yi ñoom ñooy quoi qu'on dise ñoom ñooy porte d'entrée yi on passe toujours par les collectivités territoriales état mënta dem def audience publique te collectivité territoriale kii yu ci leer na alors Alioune Badara ci wàllu transparence man dama mos a assister benn séminaire sur les industries extractives à Bamako ma dégg ci ay témoignages ñu doon wax ne am na zone yoo xam ne da ngay gis avion yoo xam ne sax zone d'exploitation la ñuy décoller dal di wutali réewu Europe mais est-ce que enjeu financier yi mënul nëbb transparence bi maanaam koppar yi ciy génn mënul tax
leeraay bi réer ci mbiru koppar yi. waaw wala boog ci doxalin bi. boo xoolee chance bi nga xam ne moom la comité national am mooy waa alam ji ñu ngi ci biir. noonu la waa mine toogee ci biir société civile ñu ngi ci biir. société civile ñu ngi ci biir. expert comptable yi donc ak géologue yi ñu ngi ci biir. donc day wane ni ay ñii nga xam ne nekk nañ ci secteur bi te yàgg nañ fa wala am nañ ci liñ ci xam ñoo toog ci biir comité bi. donc tooguñu noonu rek waaye xam nañ ndax li nga xam ne mooy exploitation ci njalbeen buñ géexee ba pare ba gis dañuy def li nga xam ne mooy modèle gisement am ci boppam. xam ñaata moo fi nekk ci wàllu réserve maanaam ñaata moo fi nekk ci moo xam ci wàllu wurus la moo xam ci phosphate. mu am li nga xam ne mooy rythme d'exploitation tamit dañuy xam ñaata la ñuy géex ci weer bu nekk wala ci at mu ne yooyu boo ko dajalee entreprise bu fi nekk rek di nga xam moo tax ci biir rapport gi am na information yoo xam ne nit ñi dañuy gis tableau yi gis réserve yi xëy na duñu xam lan moo tax ñi jël information yooyu ndax loolu dafa am lu xam ne lu am solo la. ñi xam ñaata la ñuy exploiter par at wala par weer xam ñaata la ñuy ñaata lañ am ci li leen dese ci wàllu exploitation ndax ñaar yooyu boo ko lëkkalee di nga mën a xam lii génn wala li génnul ndax noonu lam du noonu te boole ci am na ay ndogal yoo xam ne ay commission yoo xam ne ministère des mines arrêté da ko tegal muy par exemple ci wàllu wurus bi commission levée de l'or xam ne am na pour Sabodala am na pour Mako ñoom dañuy dem natt li nga xam ne mooy wurus bi ànd ak waa douane ànd ak entreprise bi ñi natt signé ab PV après avion bi doo jóge Sabodala wala mu jóge Mako bu ñëwee dina jaar aéroport loolu yëpp dafa doon ay moyens de contrôle ci lu jëm ci wàllu par exemple ci wàllu wurus bi noonu ci biir ay carrières am nañ fa tamit ay pointeurs yoo xam ne dañuy xam camions yi tey ñaata la loolu yëpp dafa doon loo xam ne ay mesures la yoo xam ne ku liggéeyul ci biir secteur bi xëy na doo ko xam ci wàllu liy ñëw tamit ci pétrole bi ak gaz bi déjà am na gajaga volumètre boo fay nekk maanaam dañuy natt gaz bi dañ koy natt mën nañ ko natt ndax client bi ci boppam tamit loolu moo tax ITIE dugal lu bees mu jëm ci commerce des matières premières client bi ngay jaay sax dañuy dem laaj ko moom ñaata la jënde te ñaata la jaay ñaata lañ ko jaay loolu moom information bi da koy remonté waat ITIE mu doon ay recoupement doon triangulation yoo xam ne te entreprise yi boo xoolee ñu ci ëpp dañoo am ay règles yu gën a sévère sax ay taxawaay yoo xam ne ñoom dañ ko war a taxaw mu jëm ci wàllu bourse yi nga xam ne foofu la ñuy xool seen i njëg ak yooyu ci international loolu dafa doon yoo xam ne ñoo gën a métti sax règles yooyu ñoo gën a métti ITIE ndax dafa am risque boo xam ne risque bu doy waar la mooy ñoom seen i tur ku ko yóbbu ci fu baaxul rek dafa doon management réputationnel bu ñu def kon boog ñoom duñ jël risque yenn mbir yi xëy na day am ndax am na ay jamono yoo xam ne xëy na Afrique xarala bi demeewul woon noonu saytu bi tamit administration doon def xëy na dañ naan toog duñu dem ci terrain beeg yooyu loolu doon na loo xam ne dina andi yu rëcc moo tax am na ay exemple yu wane woon ci ay Congo ci wàllu tout à fait pétrole bi mais yooyu mënatul am ak wàllu or bi ca Gabon voilà dafa maa ngi fàttaliku mbir moomu effectivement dafa toll foo xam ne jamono ji waaw mënatuñu nëbb boo xoolee sax journalistes yi man dama naan réseaux sociaux yi ci lu ëpp moo leen di informer ndax yow balaa ngaa génn sa biir kër da ngay boo xoolee Twitter wala xool Facebook di nga gis information yi daanaka lépp ci en temps réel en temps réel oui donc dafa doon loo xam ne oui te bourse yi ñoom tamit dañuy topp seen client dañoo xam ni dañ leen exiger ay rapport di leen exiger ay mbir yu bari moo tax yenn saa yi sax da ngay gis ne information en anglais ci biir secteur bi mu ëpp fop te information boo xam day disponible ci biir réew mi kon bokk information yooyu yëpp dafa doon loo xam ne day mat ñi koy dajale di ci moo tax liggéeyu ITIE day dem au-delà de là justement est-ce que ma dégloo li nga wax yëpp mën naa wax ne corruption bi ci biir secteur bi mën nañu wax ne c'est à une échelle très réduite ça maanaam wàllu guerre gi dafa tuuti lool ci secteur wala bokk xam nga kenn du wax amul parce que corruption dafa nekk un phénomène ou un fléau pernicieux oui
boo xoolee ci wàllu transparence dañ koy natt ci biir chaîne de valeur bi yëpp maanaam ci ay pàcc-pàcc. boo xoolee li ci jiitu mooy bu ñuy joxe contrat yi ndax jaar na yoonam jaarul yoon moo tax ñun suñu ndénkaane bu ñu def ci rapport 2018 déjà c'était que par exemple ministère des mines nañ am li nga xam mooy manuel de procédure ñëpp xam nañ ne booy ut ab permis fii ngay jaar ak jaar parce que am na code minier bi wax na ko. amuñu woon manuel de procédure. code minier bi wax na ko mais manuel de procédure boo xam ne ñëpp xam nañ ko maanaam public. ñëpp xam ni. waaw boo nekkee investisseur nga nekk tugal wala nga nekk fii nga war a jaar fii nga war a jaar pour am lii fii nga war a jaar pour am lee ñi mettre en place seen cadastre minier parce que gis nañ ko ci yeneen réew dañuy dématérialiser. soxlawoo di dem ci ministère ba di gis Antoine Diouf pour que mu jox la ab permis déedéet da ngay bind sa bataaxal dugal ko internet. ñu tontu la aajul sax ngay déplacé wu di dem ci ministère yooyu yëpp day doon loo xam ne day wàññi. lu jëm ci wàllu corruption parce que contact bi physique moo koy indi transparence ndax nit ñi xam nañ ne. li ñu wax ci code minier bi ñëw na mettre article 32 ne conflit d'intérêt. maanaam day am ay soxla yoo xam ne day jaawatle yow da ngay war a taxawal état. waaye nga xam xëy na sa benn mbokk bu ñëw tamit mu bëgg nga taxawee ko. yooyu day doon loo xam ne administration dañ leen war a protéger. moo tax jumtuwaay yi dañ ko war a yeesalaat mu doon ay jumtuwaay yoo xam ne yu moderne la waaye wax nañ sànq ci lu jëm ci wàllu revenu yi jëm ci gaf ak état. waaye gis nañ ni tamit fournisseur de biens et services mooy ñi nekk ci sous-traitance bi daanaka ñoom chiffre d'affaires bi lii entreprise yi di góob lépp 80% daanaka ci ñoom lay dellu. loolu doon loo xam ne résultat yu am solo la ci biir rapport gi bu ñu koy seetlu di ko seetlu depuis 2018 ndax dañoo gis ne pour natt li nga xam ne mooy koom bi tukkee ci wàllu exploitation yi yu yem kese ci li dem ci gaf ak état waaye dañoo war a xam ne au niveau national dañoo war a taxawal li nga xam ne moom mooy comme ni ñu ko defee ci wàllu secteur des hydrocarbures ab charte boo xam ne loi sur le contenu local contenu local jooju mooy wàllu askan wi ñoom nan lañ mën a gisee ci lu gën a yaatoo seen bopp ci biir li nga xam ne mooy liy tukkee ci li ñuy géex moo xam pétrole la moo xam wurus bi la moo xam lu mënti doon te boo xoolee ba léegi ñoom seen pàcc waa privé national bi xaw na ci sooxe ndax boo xoolee 891 milliards ba ñun xayma gis nañ ne 200 et quelques milliards mooy dellu ci société yoo xam ne jàpp nañ ne ay sénégalais leen moom donc loolu doon na xam loo xam ne ADPME FONGIP ay yooyu war nañ ci liggéey gën a dooleel ñi nga xam ne mooy PME PMI yoo xam ne danañ gën a mën a def sous-traitance yooyu ba pare faciliter li nga xam ne mooy accès au financement ndax loolu bokk na ci li nga xam ne day gàllankoor li nga xam ne moom mooy jëm ci waaw ñu bëri nag financement mooy nekk seen blocage au projet madame Diop dese nañ ñaari minutes waaw ci wàllu corruption bi wala boobu dafa am poñ bu la gën a yitteel ci wàllu environnement bi ñoom seen ci wàllu environnement moom tënk nañu lépp li nga xam ne moom moo ñu concerné man wàllu environnement ñun li ñuy kii rek li ñuy ñaax société minière yi rek mooy par rapport ak fonds de réhabilitation bi. parce que ñu gën cee gaaw waaw ñu gën cee gaaw def ci ay jéego waaw def ci ay jéego waaw foofu laay jeexalee. très bien jërë ngeen jëf Papa Alioune Badara Paye nekk secrétaire permanent adjoint du comité national ITIE jërëjëf madame Khadijatou Dramé Diop nekk juriste et environnementaliste maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf ci seen teewaay fii ci ITV ak iRadio ba lundi ci beneen ndaje ak suñu matinal ITV ak iRadio